jërëjëf Thiandi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca nim élection locale yi pàcc gu njëkk ga jàll na léegi yenn ci ay candidat xam nañ fu ñu féete Ndakaaru tàbbi ci loxol Yewwi Askan Wi Barthélémy Dias war a doon meeru Ndakaaru askanu Sénégal joxe seen xalaat ci wàllu guddi mel ñenn ci waa Ndakaaru gis ni démocratie moo am ndam ci élection léegi nag wat bi jeex na liggéey moo des am na ni yaakaar équipe bu bees bi war a dem ci mairie Dakar war a taxaw temm ngir liggéeyal askan dañu ci ñëw tam ci biir xabaar ak gëstu bu Mouhamadou Sy ci na mu gën a yaatoo doon ci bokk itam Kaolack ndangaan ka fa nekk maire bu yees Serigne Mboup moom itam kàddoom jot naa jib jëm ci sargal waa Saloum lu ma gis mooy du ndam lu mu am waaye Saloum moo amul ndam ndax ñoo tànn ka leen doy kon moom sëwu ci liggéey bi rek lay xaar moom ak équipe am daañu ko dégg ci biir xabaar yi itam dana ca bokk lu jëm ci élection locale naam waaye tamit kan ba ma ngay dox fee nga xam mooy ca diwaanu Cameroun tey jitam daañu càmbar xool ni ci Aliou Cissé def na tàggatu waaye itam def na jàkkaarloo ak xibaar yi ma ngay waajal boobu jongante ëllëg suñu ko Cap-Vert waaye fii ci Ndakaaru tam ak Sénégal gi yëpp askan waa ngi xaar boobu lépp jonganteem nit ñi commerçant yeeg ku ci ne gis ni da nga def kem kàttan ba xool boobu lépp jongante daañu ci ànd ak gëstu soxna Ami Diouf lii moo gën a fës nis ki ñu songu faram fàcce gi sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum élection locale yi ginnaaw fukki fan ak juróomu campagne ak élection askan wi dugg ci mbañ gàcce yi tànn kan jàpp ni moo leen doy ci Ndakaaru ñu koy tàmbale ndax élection yi bari na foo am ay mbetta nga ki surprise lu mel tax na ci Ndakaaru Barthélémy Dias moo nekkaloon mbërum coalition Yewwi Askan Wi moom la waa Ndakaaru tànn ngir mu daal di leen di toogal ci meerum Ndakaaru bi am na lu askan wi xaar ci moom ñoom waa Ndakaaru ñenn ci ñoom ni waaw démocratie moo ci amul ndam bu wér péng waaye itam jàppees na ni équipe municipale bi war a ñëw yees ñi ngi xaar ci ñoom liggéey ba am solo ngir taxawal askanu Ndakaaru ñu xuus ñenn nag gis-gis ba ñu am ci gëstu Mouhamadou Sy reportage. gannaaw bu ñu wotee ba noppi askan wi daal di nañu reprendre seeni activité ñenn ñi jàpp ni démocratie dafa daal di triomphé waat ci seen gis-gis Barthélémy Dias dina mën doxal luñ ko jox gannaaw bu mu gagné ville de Dakar. population bi wane nañ ne am nañ ancrage démocratique am nañ xam nañ lan mooy démocratie te xam nañ lan lañ ko mën a doxal. démocratie moo wane waat boppam lii day wane ni seul le peuple est souverain. effectivement Barthélémy Dias comme ni ngeen ko xamee ñun ñëpp. Barthélémy Dias liggéeykat la ñëpp donc xam nañu dina ko mën a doxal dina prendre en charge les préoccupations donc de tous les Dakarois. ñenn ci ay sénégalais jàpp ni askan wi ci jamono ji dafa yeewu te xam nañ bu baax lu ñu bëgg. je pense que maa ngi gis ni Sénégal mi ngi yeewu nit ñaa ngi yeewu quoi jeunesse baa ngi yeewu aussi surtout parce que genre comme li fi amoon genre yooyu noonu comme ñu fay nit affaire yooyu mu voté la affaire yooyu noonu ñu ngi gis ni daal mi ngi xaw a wàññeeku. wax nit ñi dañoo yeewu xam nga mën nañ la bàyyi ngay tël def lu la neex mais dañu yeewu léegi ci li ñuy def. Sénégal léegi dañoo yeewu ci élection locale léegi kenn mënutul leen nax ñi ñee fi nekk nii nag dina mën rek mais ñun ñëpp xam nañ ni. maire yu bees yi nga xam ni jot nañ leen fal ñu ngi sàkku ci ñoom ngir rek ñu mën a liggéey nekkal fi seen askan. waaw maire yi suñu borom dogal tey jii nii ñu nekk ci boppu commune yi ñu liggéey xam ne askan wi lañ fi nekkal askan wi moo leen accompagner pour ñu nekk fi ñu liggéey gën a saytu mbébétu population bi ak mbébétu seen waa commune pour mën leen a taxaw ci bépp fànn. nañu fexe def ay projet pour suqali carrément donc Dakar. mu ñun li ñuy xaar si ñoom mooy ñu liggéey xaar si ñoom dara parce que sénégalais yi dañu sonn. coalition Yewwi Askan Wi daal dinay gagné élection ville bi Dakar waaye nag am yaakaar ni maire bu bees bi dina soppi xar kanam capitale bile. Mouhamadou Sy jaajëf ñu daal di jóge ci Ndakaaru dem ca Thiès bu fekkee itam jàppale ni Yewwi Askan Wi ñoo fa amuk ndam ci ville bu Thiès
docteur Babacar Diop la ñu tabb moom it kàddu yu njëkk jibal na ko ci ITV moom la mu gis mooy askanu Thiès ñoo ko wóolu ngir bëgg a soppi doxalin dem na ba naan sax waa Thiès won nañu ginnaaw mburu ak soow moom it kon tas yaakaar waru ko jokkoon na ci ak Pape Alioune Sarr. sant waa Thiès waaye surtout sant ndaw yi Thiès bi campagne bi tàmbalee ba léegi xale yi ñoom ñoo gëm ñun suñu message suba ak ngoon guddi ak bëccëg ci campagne ba ci waxtu mujj añuñu reeruñu naanuñu léeg-léeg mar mais ci jamono bu ne waxtu bu ne lu mu métti nga gis ni ñoom am nañ gëm-gëm bu wér a wér ni ñun mën nañoo gagner élection yi ñoom ñoo ko liggéey dëgg-dëgg seen taxawaay et seen pas-pas di def ay porte à porte vraiment moo tax seen victoire la ndawi Thiès bu baax a baax di leen ci gërëm waaye sas la bu rëy ndax ci campagne bi yëpp dama leen ko daan wax ni nañ ñu ñaanal ndam waaye ndam ñaar la bi ci jiitu ci ndam mooy ñu def élection le 23 ñu gañ boobu mooy bi gën a ndaw ndam loolu waaye ndam li gën a rëy mooy suñu gañee ba pare li ñuy liggéeyal Thiès waaw li ñuy bàyyi ci Thiès ci suñu jëf ci suñu wax li ñuy bàyyi ci taarix Thiès fexe ba Thiès xam njëriñu maire fexe ba Thiès xam ne ndekete maire am nañ njëriñ fexe ñi def Thiès laboratoire boo xamante ni ville bu bees lay doon ville bu moderne lay doon dëkk bu set lay doon loolu mooy ngañ lu rëy li loolu mooy ndam lu rëy liggéeyal Thiès taxaw waa Thiès ba waa Thiès ba am ngërëmu ba làq ngërëmu waa Thiès loolu mooy ndam lu rëy li loolu nag moo ci des te loolu nag suñu taxawaay. bu fekkente ni coalition Yewwi Askan Wi teg nañ loxo ci mairie Ndakaaru teg ko itam ca Ziguinchor ak yenn gox ci biir réew mi sàng nii waa Benno Bokk Yaakaar def nañu conférence de presse def natt ak xayma néggandikoo la ñu amandi ñoom gëm na ni ba léegi nii tey président Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi wéy di amul ndam ci gox yu bari ci biir Sénégal gi gis nga ko sàng en direct ci TV dañ toppal lu mel ca na mu gën a yaatu yooyu ndam sax la koy dëggal mooy ca jas kenn ci waa Benno Bokk Yaakaar doonte dafa demaloon ci liste beneen moom ci boppam di Mamadou Ndione mooy directeur COSEC di conseil sénégalais des chargeurs moom am nag ndam ca jas gam doon xëccoo moom nag nee na fi ñu toll ni ndam la may gën a xaar moom itam mooy taxaw temm ngir suqali jas ak la fa am ci potentialité na ko exploité maanaam mbelli koom-koom nga ba askan mën koo jëriñoom moom it kàddu ji nag Mountaga Kane ku ci nekk participé na massivement à cette victoire kon tey jii occasion la ci turu leader yëpp ma gërëm ñooñu ñëpp may gërëm également ñi ma doon jonganteel ci élection yi ñenn ci ñoom woo nañ ma téléphone rawatina le maire Cheikh Tidiane Diouf rawatina Djigat Samba rawatina Ismaïla ñàkkul ñeneen ñi sax jëm nañ ma woo ndax dañ ma jotul mais jàppale ne daal acteur politique yëpp ñun dañ leen njaboote te li ñu daan def li ñu daan wax dañ koy gën a dëgg di wax ne ñoom ak ñi leen woteel ñun ëpp ñu leen dignité ëpp ñu leen ay droit ci dëkk bi maanaam bu ñu xasee bu falu maire bu ñu dootuñu maire u ëllëg Sénégal maire commune Diass lañu le 23 janvier bii nga xamante ne suñu coalition bu taaru bii def na liggéey bu am solo ñu doon combat dañ naan premier combat la rek ndax ndam am na waaye combat bi gën a tar bi gën a metti moo ñuy xaar muy ni ñuy fexe ba développer suñu commune ndax xam ngeen jafe-jafe yi ni mu toll xam ngeen problème yi ni mu compliqué te loolu mooy combat bi tax ñuy wax grand combat te combat boobu jàpp leen ne incha allah duñ ci wét dëgg la suñu coalition bi xam-xam yëpp mu ngi fi waaye commune bi dinañu gën a ubbeeku ci xam-xam yëpp ndax commune bi tey fu toll dafa laaj ñu sot problème yi pour jéem ci trouver ay solution Mamadou Ndione maire bu yees bu commune bu Diass keneen ku nu fal yees ca commune bu Kaolack Ndangaan moo di Serigne Mboup moom opérateur économique bi ni ndam la mu am du ko bàkkoo du ko tiitaru mbaa mu fëgg dënn waaye da koy delloo diwaanu Saloum gi yëpp ak doomu Saloum yi ci xam ne moom itam la koy xaar mooy li mu am ci programme ndaka la koy beccee nas ko itam doxal ko ba askanu Saloum gis ca seen bopp ci wàllum koom-koom ak doxin Serigne Mboup ñu teewlu ko moom ak Adama Sarr Astou Mbaye
léegi nag li ci des rek mooy wax ne comme ni ma leen waxoon rek victoire c'est pour les Kaolackois c'est pas pour nous Kaolackois yi ñoom ñoo dem voté bi ñu voté nag dañu voté weddi li nga xam ne nii moom nit ñi daan wax toujours dañuy wax ne Kaolack boo leen joxul xaalis bu leen woteel waaye gis nga Kaolack tey weddi na loolu ndax bu njëkk ay nit ñu daan naxaate ñoo daan daje su ay nit ñuy naxaate dajaay nag dañuy seet ka ci dàq ka ci xaw a tane ci naxaate mais biñ gisee kuy naxaate ak wax dëgg dañoo ñëw ànd ci ki leen di wax dëgg te ñu ànd nawle ànd liggéey Kaolack loolu rek laa ciy wax ne moom laa ciy wax ne leen li ci des nag mooy victoire bi Kaolack waaye ñun dañoo am sas léegi man ak conseil yi ma ànd yëpp li des nag mooy dès que ñu installé ñi wala avant ñuy installé sax ñu commencé réfléchir nan lañ mën a defaree programme bi ñu teg muy setal soqali sàmm ak ñun suñ biir tamit ñu ànd nawle ak àndu liggéey. non toujours dama lay répété leen ndam li ndam waa Kaolack la man dañ maa sas dañ maa yenn léegi man lii sama bëgg-bëgg mooy ma partage ko ak ñoom ak sama bëgg-bëgg mooy xalaat nan laa mane li nga xam ne ni moom la Kaolack waay am yaakaar du man maa am ndam man jëluma sama bopp comme koo xam ne nii dama am ndam dama jëm ne espoir moo reposé wu ci sama kaw. mu doon élection locale yenn pàcc yeeg yenn résultats yi am ngeen lu ci ëpp ci heure bi démb ci mbooleem plateforme groupe E-Média la télévision la rajo iRadio site internet bi emedia.sn ba ci sunu quotidien bis yëpp ay résultats yi leen becc lam delluwaat santat gërëm équipe bi àndoon ak ñun démb ba fii ak ci yëpp gox ci biir réewum Sénégal di wax ni démocratie la itam jëm ci mbirum élection xabaar yi wéy ngir jeexal mbirum politique dugg ci mbirum sport ñi itam ñi ngi xaar ñu am ndam ëllëg seen digganteeg waa Cap-Vert muy jongante 8e de finale ca CAN ba ca Cameroun Sénégal war a jàkkaarloo Cap-Vert Aliou Cissé nag moom itam def na 5 points de presse daañu ci ñëw léegi waaye loolu ci mën di doon fii ci Sénégal moom Sénégal ay pare nañu ngir def bépp pexe ngir seetaan jongante yi fu mu leen mën di fekk ak pexe ma ñu def reportage u Soxna Mi Diouf. affaire yi bu ci jógee ci boutique bi ñuy jaayee ay diw ñu fekk fi ñi di waxtaanee lii di Coupe d'Afrique bi. waaw dootuma nekk parce que man dama gëm sama bopp. Mohamed Cissé nekk ku bëgg football lool moom nag mi ngi concentré wu ci li nga xam ne moo di match Cameroun Éthiopie bi waaye terewul mi ngi lijjante ñi nga xam ne moo di ay client wam. moom dañuy dund football moom mooy suñu sport buñ gën a bëgg quoi. di seetaan di jaay des fois moom client yi xaw a kii moom xaw a yuuxu tuuti mais tamit xam nga rek mooy loolu Sénégal buy football moom dañuy concentré si match bu baax a baax. équipe bi dinañ concentré mais Sénégal lañuy gën a concentré moom lañuy gën a siiwee. góor gi ay atam toll ci juróom-benn fukk ba ci juróom-ñaar fukki at moom nag bu Sénégal du jouer rek lay bàyyi liggéeyam ngir mën a seetaan match bi. match yi neex la def ñun moom sunu match moom daa gën a yàkkamti ndax man Sénégal bi football damay mel ku feebar ku dof liggéey sax du ma ko mën def normal. man liggéey rek laay def mais bu match bi commencé moom ca kaw ca kanam rek. li ma gën a metti nag lu mus sa am moo fi am lu toll na ko CAN Coupe d'Afrique. ñëpp kenn ku ci nekk dëkk boo dem tey di nga gis ñu koy reporté mais Sénégal gisoo kenn kuy reporté ñun rajo dafa bokk ci ñun. bëgg-bëgg yi wute lool jaaykatu moto bi moom nag li di football soxalu ko. waaw xam nga àdduna nag moom ku nekk ak li la jël ñi nga xam ne dañuy bàyyi seeni place dem di ko seetaani dañoo nekk ay nit ñoo xam ne xëy na dañuy dund football wala ñuy dund sport ñoo xam ne seeni tamit dañoo bëgg seen réew. waaye man moom wax dëgg yàlla ko bëgg sama réew la waaye nag football wala dara jëralu ma mi bàyyi sama liggéey moom di dem di seetaani bu fekkee fekk na ma sama kër nag moom dama koy seetaan. Coupe d'Afrique ren bi télé yi ak rajo privé yi jàllale wuñ ko li ni mel nag doon lu ñuy bëgg football dina xarlu. Soxna Ami Diouf jaajëf waaye itam beneen mbettaange am ci kan bi sàng ni jàpp leen ko. Gambie moo daal di qualifié quart de finale participation bu njëkk la mu daan li nga xam di réewum Guinée benn bal ci daram
jongante bi nag taxoon na tàngoon na doomu réewum Gambie yi defoon kem kattan jàkkaarloog waa Gambie ñoom itam démérité wuñu ñàkk nañu waaye ñeenkiwuñu def nañu jëfi góor def nan daan def waaye ndam li dem na ci ñii di waa Gambie ba kon Gambie moo daal di qualifié ci quart de finale daañu ko toppaat na mu gën a yaatoo beneen équipe bu ñuy xaar mu qualifié quart de finale mooy bu Sénégal man ko ñu sàng Aliou Cissé mi tàggate équipe bi def na point de presse ginnaaw cukki sunu gaynde yi maanaam tàggatu ki kàddu na jib nee na nag équipe bi mu dajeel xam na ko te tam du ko woyefal benn yoon jox na ko gëdd gi mu war a am waaye it dana def kem kàttanam ca ndam ñu teewlu kàddu Aliou Cissé ak Sékou Seydi. Nous avons bien travaillé vendredi. liggéey nañu bu baax ci semaine bi rawatina ajuma bi moo nekkoon sax suñu séance bi gën a metti ci semaine bi démb tamit liggéey nañu bu baax te équipe bi ñëpp ngi fi woon xam nañu Cap Vert bu baax a baax football nañu ak ñoom ñeent wala juróomi yoon ci at yu mujj yi bi ci mujj mooy mois de juin match amical la woon waaye bu metti la woon derby la ndax du ay caaxaan moo tax Cap Vert yegg si fii xaritoo bi dox diggante ñaari dëkk yi itam dina tax mu gën a metti. L'étroitité qu'il y a entre le Cap Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de saveur à ce match-là. Aliou Cissé ak keneen ci gaynde yi di Kalidou Koulibaly ci défenseur bu Sénégal bi ne ca kanam gën a xarañ moom it kàddoom jot naa ji fekkoon na point de presse bi nee na xel dal na am nañu yaakaar maanaam daal seen xel dal na waaye nag xeex la bu ñëwagul kon def fulla ak fayda moo leen ci mën a génne teewlu ba tey kàddu Kalidou Koulibaly. On sait qu'on a cœur de passer ce tour-là. Sunu objectif bu njëkk moo nekkoon jàll ci phase de poule yi te loolu def nañ ko malgré li nit ñi di wax ci suñu jeu bi du nekk match contre Cap Vert du nekk match bu yomb dina métti lool ndax derby la waaye tey la ñu gën a farlu ngir dem ba jeex ci compétition bi te loolu ñëpp dinañ ko gis. On a à cœur de montrer à tout le monde qu'on a notre place ici et qu'on veut aller très loin dans cette compétition. yooyu kaddu di kaddu Aliou Cissé ak Kalidou Koulibaly si naaw mar kan moo ko tënk ci wolof duñ génn gun ca Bafoussam foofee nga xam daanaka moom wàllam ci kan bi mi ngi waaj a jeex ndax buñ jongante yi des yëpp dafay daal di jógeem teewul nag sunu équipe ba fa nekk di Cheikh Diop Sékou Seydi Serigne Saliou Deme ak ki nga xamoon Babacar Ndiaye ba ci jeeba du ñàkk ñam nañu togg waa Bafoussam la ñu nemmeeku nag ca ñam ya mooy am na cafka épice jaar na fa caf-cafali nu muy demee ak lu ci ne nan koy bayee ak nu koy wagareem reportage. épices yi bëri na lool te wuute lépp ñu ngi koy defaree ay meññeef yu bàyyeekoo ci bërëb bi lu ci ëpp ñu ngi koy wax pla kangwang wala chamgang ñoo ñett yi nga xam ne ñoom lañ ci gën di taamu ngir togg fii ci Cameroun. J'ai les épices pour faire les sautés, la sauce tomate. am naa ay épices yuy defar sauce tomate bi ànd ak taro mën nañ ko def ci tisane tamit pour ñu bëgg a jeex lii tamit comme bicarbonate la mën naa dem ci sauce yu bëri. Pour se dégraisser. Le clou de girofle. Le clou de girofle. mu jàkkaarloog Catherine ci biir marché A soxna si mi ngi tiim taabalam. saa kuy fees dell ak épice bu ci nekk wuuteek moroomam produit yooye sax ñu ngi ko jëlee ci bërëb yu ne fii ci Bafoussam. bon il y a le secteur. bërëb bu nekk am na épice buñ fa mën a fekk am na yu am fi te amuñu feneen noonu lay demee saa su nekk. bàyyi ko ci bërëb yu ne waaye ci nekkul ci jamono junne ngay mën a am épice nga soxla yëpp. Par exemple, ceci peut produire en saison des pluies parce qu'il a besoin de. am na yoo xam ne ci jamonoy nawet lay gën a bëri am na si yoo xam ne soxlawul ndox bu bëri bu noor bi ñëwee lay gën a bëri. Ils sont pour la saison sèche par exemple ça. Saison sèche. épices yooyu sax ñuy jaay ci marché bi ñëpp mën nañ cee jotee ndax njëg gi sax taxaw ko metti. Le versi là, le versi coûte 1200. Le verre de Janssen 350. La boîte de rondelles 1000 francs. donte ne ñu koy jaay ngi jànkoonte ki jafe-jafe saa su ne terewul nañ jaay mi moom ñu ngi ci gis seen bopp. ñu ngi si génn nànk-nànk ku ne lu mu ko jënd rek daanaka
nga koy jaayaate pour mën cee génn. Tu achètes plus, tu vends plus. épices naturelles am solo lool fii ci Cameroun rawatina seen togg yi cafka bu ne am nañ ko soxlawul sax ñu jëlee ay produits bitim réew ngir rek di ko jëfandikoo seeni togg te jàpp nañ ne sax moo gën lool ci wér gu yaram. jaageen jëf sunu envoyé spécial ca Bafou Sam nit di ca baneenu ko wert ca Burkina Faso soriwul daram ñi ngi fii ci Afrique de l'Ouest ci biir espace CEDEAO bi foofee jàppale ni kon nguurug kii di Roch Marc Christian Kaboré jeex na buñ sukkandikoo ci soldat sam ki ngeen gis noonu le mooy porte parole bi nga xam moo doon yëkkati kaddu ca télévision nationale ba ca Burkina Faso yëkkati na kaddu nee na fi ñu toll ni moom jeexal nañu nguuram la ko waral nag ñoom soldat si ne ñu dañoo sonn tay ñoom soldat si jëm ci ñàkkum jëmtukaay ndax nee na dafa dem bam Christian Kaboré dafa amatul benn man-man incapacité ngir jox soldat si jëmtukaay yi doy ba nu mën a jàkkaarloo ak fipp ya nga xam ñooy teg ay ndëgg tépp ak i ndëgg sërëx di embuscade yeeg teg ay tooke loolu mel nag tax na soldat ñu leen di song leen faat ñi loolu mënutuñ ko muñ ci saa yu ñu waxee du leen jox jëmtukaay bu doy lii moo tax ñoom ñu daal di ngir nag mën a aar askanu Burkina Faso ak jihadistes yi nga xam ñoo fay lëmbee ñu jël nguur ga ngir nag teg nañu sax loxo jamono ji moom Christian Kaboré daanaka nag fa mu nekk ba léegi waxaguñ ko ñoom waaye nag ñoom la ñu wax mooy dakkal nañu maanaam aj nañu constitution ba kon loi constitution ba fi ne dañ ko daal di ajandi doxatul waaye itam daal di tas gouvernement ba waaye itam tas pencum ndawu réew ma di parlement bam daal di tëj frontières yi ci jaww jeeg ndox mekk jéeri ji waaye tamit daa di def couvre-feu kon jamono ci kam tuuti 21h nangam kenn du génn dañuy def couvre-feu ba fajar ngir mën a sécurité dëkk bi loolu nag fi ñu toll ñu ngi ko def ginnaaw démb ba tey la nekkoon ci opération yi am na fa yàqu-yàqu yu am ay sox jot na tàkk ci mbeddi Ouagadougou yi waaye itam ay nit ñoom gaañu ba fii ni nag xibaar bi mën a jàpp mooy ay réew yu bari ñi ngi dénoncé ñi ngi seen kat di wax ni nañu daa di bàyyi na mu gën a gaawee moom ki nga xamoo di Roch Marc Christian Kaboré noonu ko bàyyi na mu gën a gaawee loolu la ñuy sàkku di fàttaliwaat ni Burkina Faso xam ko yëngu-yëngu yu yàgg na fa amoon nag dal naam depuis 1987 ba bu yàggu daram ci 2017 laataa ñu fay jëlee ka fa nekkoon di kii fa nekkoon di rek yore woon nguur gam waaye jàpp leen ni fi ñu toll nii nax amaat na ci lu bari ba fi ñu toll nii pàccoxoo am na ci wàllu gu ni mel loolu lépp bu ñu ko boolee wone waat ni fi ñu toll nii ca Burkina Faso jafe-jafe ya tax na askan wi ñu bari ci ñoom ñu ngi tonk tumuranke ñàkk ponk bu nu ngoy ndax lii fu mu nar a jëm ëllëg moo leen jaaxal dañuy toppaat wàllu googu incha allah ci nu mu gën a yaatoo ak rédaction bu ITV sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun lii moo tëj ci xabaar barax yi sant gërëm équipe bi ànd ak ñun boobaak léegi ñu doon bàyyi xel suñuy programme tam jàngeen jëf daañu fi teewaat incha allah xaaju guddi jukkib xabaar la doon ci fajar gi ci xaaju guddi kon incha allah jàngeen jëf ñu bokk yenn jàmm